Ce programme vous est offert par le Conseil national de lutte contre le sida. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur RDV ak émission Fagaru tey ñu ngi fii ci makkaan bu ñuy wax conseil national de lutte contre le sida muy suñu partenaire ci émission Fagaru nag bi mooy ñeenteelu numéro bi di ñaareelu saison bi émission bi si ñaari pàcc lañ koy defee pàcc bi ci jiitu mooy gan gi ñaareelu pàcc bi mooy chronique de la semaine ñu ànd ci madame Ba Ndeye Astou di point focal du conseil national de lutte contre le sida madame Ba ñu ngi lay dalal si ñeenteelu numéro émission Fagaru fii si makkaanu CNLS. Abdoulaye maa ngi lay fay di la jaajëfal di jaajëfal aussi suñu collaborateurs yi waa RDV di remercier sama waa service waa conseil national de lutte contre le sida di ci jiital docteur Safietou ak équipe bi yëpp mais également waa communication si confiance bi nga xamante ni teg nañ ko si sama loxo pour ma nekk point focal ci émission bi di profito aussi di nuyu suñu invité du jour madame Soukey Ndiaye nga xam ne kenn dootu ko laajteeti ci réponse bi nga xamante ni moom mooy xeex doomu jàngoro sida bi ndax mu ngi nekk ci réseau bi ñuy wax réseau national des personnes vivant avec le VIH nekk fa njiit bi. jërëjëf madame Ba Ndeye Astou di point focal conseil national de lutte contre le sida muy suñu partenaire fii si émission Fagaru vraiment moom tamit ñu koy remercier ci liggéey bi ci taxawaay bi ci matuwaay bi macha allah ci analyse yu am importance yu muy def surtout ci wàllu chronique bi tey nag ñu am kilifa gu mag macha allah muy madame Soukeyna Ndiaye di présidente RNP plus di réseau national des personnes vivant avec le VIH sida muy kuréel bu ŋànk ay kuréel ay association doomi aadama yu amee doomi jàngoro sida madame Ndiaye Soukeyna ñu ngi lay dalal ci ñeenteelu numéro émission. merci Abdoulaye merci maa ngi nuyu ñëpp di sant yàlla di julli ci yonente bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di remercier initiateur émission bi mais di leen santaat aussi si invité bi ngeen ma invité di nuyu borom kër gi à travers son excellence docteur Safietou Thiam di secrétaire exécutif du CNLS moom mi nga xam ne si moo ñu may opportunité ak occasion bu ñuy exprimer wu ci li nga xam ne si mooy émission bii nga xam ne si mooy émission Fagaru di leen remercier encore davantage mais di nuyu sama naataango sama collègue sama sœur Ndeye Astou Diop par rapport à sa détermination ak taxawaayam ci li nga xam ne si mooy émission bi rëcc wuñ luñ ko ci defee point focal di ko ñaanal yàlla lépp lu mu ci jublu rek yàlla na antu di remercier équipe communication bi yëpp di la remercier encore une fois yow Ablaye ci sa initiative bi nga xam ne si mooy di doxal émission Fagaru merci. jërëjëf madame Ndiaye Soukeyna di présidente RNP plus émission bi nag bu amee comme ni ma ko waxee sànq ci suñu njàppalu partenaire muy CNLS di gërëm docteur Safietou ak personnel u CNLS yëpp ci taxawaay bi macha allah. loolu daf may ma jàll si laaj bu njëkk bi ndax ginnaaw daaw bu ñu la dalalee vraiment ren ñu dalalaat la ci période bi tey ñu ngi wax NFM 3 yàlla def na ne accueillir nañ fi ay PR société civile yuy liggéey ci wàllu NFM 3 bi tey daaw mu amoon ay préoccupations yu bëri ñu tegoon ko si table bi tey lan mooy place su personnes vivant avec le VIH sida ci maanaam NFM 3 bi est-ce que prise en charge préoccupation yi dina total wala day mel ni bële rek loolu lañ bëggoon xam. merci beaucoup Ablaye tontu boobu dinaa ci sawar parce que je pense que comme ni nga ko waxee woon NFM 1 jaar na fi NFM 2 jaar na fi ñu ñëw si NFM 3 bi ñu xamal ne leen ne ñun RNP plus def nañ effort bu bari maanaam song nañ xeex bi am na yu ñu ci gagné. mais am na yi nga xam ne si peut-être gagné wuñ ko ci loolu ñuy taxawaat di dëggalaat suñu position xam ne xeex du jeex parce que ci loolu am nañ ci lëkkaloo ay partenaires mais am nañ ci lëkkaloo société civile ku ne xam ne ne Sénégal dañu am société civile boo xam ne si bu fort la ma leen di saluer de passage yaakaar naa jàppale woon nañu ci xeex bi mu doon loo xam ne yombul woon nag parce que c'était pas évident parce que lu téeméeri nit di xëccoo kon loo ca am da ngay xam ne da ngay téye ci loola léegi soo ci téyee nga jéem a fexe leneen loo ci dolli ba jël ko boole koog li nga am mu nga am ci dara mais yaakaar naa NFM 3 bii nga xam ne si moom lañ jëm mën nañ contenté wu ci liñ ci am ndax mën nañ ne xëccoo la woon bu metti mais wéetuñu ci woon ndax am nañ ci jàppale ñi nga xam ne si ñoo ñu war a taxaw
mais am nañ ci jàppale société civile mais am nañ ci jàppale aussi ONUSIDA parce que demoon na ba moment boo xam ne metti woon na lool mais tey li ñu ci am man dama koy gërëmee certains acteurs certains partenaires mais ak la société civile bi nga xam ne si ñu taxaw lañ pour li nga xam ne si mooy accompagnement ak prise en charge communautaire bi mën a dox loolu daal te xam naa ne du yàgg dara bu soumission bi génnee note finale bi su génnee li may wax dina firndelu ci kàttanu yàlla. madame Ba. jërëjëf Soukey yaakaar naa ni tontu bi ci li nga xamante ni mooy prise en charge bi PVVIH yi ak NFM 3 bi li nga ci wax leer na mais man dama bëggoon rek amaat beneen laaj bu ma samp ci ñàkk gi nga xamante ni pas ni nga ko waxee sax du ñàkk mais xëy na li ñu am ci NFM 3 bi loolu moo doyut surtout bu ñu xoolee ci wàllum prise en charge directe bi ci personne vivant avec le VIH bi prise en charge médicale prise en charge psychosociale prise en charge bi nga xam ne xale yi daan nañu ko am ci financement wu Fonds mondial yi jàll yooyu aussi gis nañ ne que ci NFM 3 bi amuñu ko mais est-ce que tey RNP mi ngi xalaat mobiliser yeneen partenaires parce que du Fonds mondial rek moo fi nekk je pense que am na xëy na yeneen buntu yeneen yoo xamante ni RNP xëy na mën na fa jaar pour mën a mobiliser yeneen ressources yoo xam ne dina continuer loolu nga xamante ni ñoom ñi ngi ko doon def pour que région yi association yi nekk ci région yi wala PVVIH yi nekk ci biir Sénégal yépp xëy na même bu ñu amaatut li ñu doon am yépp ci prise en charge médicale psychosociale et tout ak xale yi dinañu am au moins benn dara loo xamante ni xëy na xale yooyu ak lii dinañ ci am est-ce que tey RNP mi ngi réfléchir ci ay stratégie de mobilisation de ressources yoo xam ne dina combler gap bi nga xam ne tey Fonds mondial am créé na ko ci prise en charge PVVIH. merci Ndeye Assou ci sa question bi je pense que pour ma rappeler waat tuuti rek ne NFM 3 li ñu ci ñàkk c'était pas la première fois ñi ngi commencé ñàkk depuis NFM 2 je pense que am na activité yu bëri yoo xam ne si ñàkkoon nañ ko déjà avant man sax may ñëw yàlla di ma teg ci bopp RNP mu doon loo xam ne si dañ ko doon xeex ñun ñëpp ensemble di xàccandoo di dóorandoo mu nekk loo xam ne si depuis mën nañ constater ne depuis 2016 2017 ba léegi amuñu li nga xam ne si mooy prise en charge médicale psychosociale ak kii nu mu tëddi sax xale yi ak les enfants mu doon guerre boo xam ne si dañ ko doon xeex ñu amoon ci nag lëkkaloo ak jàppale madame la secrétaire exécutive docteur Sophie Thiam demoon na ba initier accompagnement initier prendre un enfant par la main loolu yëpp mi ngi doon xeex nu mu defee ba nu mu tëdd si sax taxawu loolu nga xam ne si ñàkkoon nañ ko ci NFM 2 ak NFM 1 muy prise en charge xale yi ak prise en charge nutritionnelle ñu defoon ci ay jéego xëy na mbas bi ñëw am lu mu ci gàllankoor mais mu doon loo xam ne si RNP stratégie am du mës a taxaw parce que tey gis nañ ne mbas mi ba mu commencé ba léegi am na yu bëri yu ñu ci doon yëngu suñuy stratégie yu ñu doon développé moo ñu ko may parce que ku ne xam na ne Covid bi metti woon na lool mais ñu nekkoon fi di trouver ay partenaires di dugg ak a génn di tëral ay tëralin stratégie yoo xam ne moo ñu doon permettre pour ba léegi ñu doon continuer di am assistance auprès des personnes vivant avec le VIH ak li nga xam ne si tout ñi ngi jëm ci ay kanam tuuti dinañ def distribution de kit alimentaire OEV nga xam ne dañ ko doon fàtte tout le temps parce que dañ doon def ay plaidoyer pour ñu jàppale mag ñi ci contexte Covid mu metti lool ñu dem ba fàtte xale yi bi nga xam ne ONUSIDA ñëwaat na ci sama wet proposé waat ma pour dafa bëgg a renforcer waat kit alimentaire yi appui alimentaire pour mag ñi dama toog waxtaan ak moom ma ne ko est-ce que tey waruñu xalaat xale yi parce que boobu ba léegi ñi ngi defal mag ñi rek te xale yi tamit ci lañ bokk te ku ne xam ne ne xale ak Covid ak contexte bi ak wér-gu-yaramam day doon loo xam ne si dafay fragile mu ne ma effectivement madame li nga xalaat bu noble la bu rafet la may nañ la ko def ko li nga xam ne si moom la ñu war a jëndee kit alimentaire mag yi def ko yépp muy xale ba yaakaar naa le 31 bii di ñëw la ñuy def cérémonie de remise bi kon mu doon loo xam ne si ñun suñu stratégie du mës a jeex partenaires yi ñu fi jot a am yépp ci contexte Covid bi yépp suñuy xarañ
ak sama xariñu équipe technique ba fa nekk à travers son coordinateur fépp foo xam ne si mi ngi fay xam ne su fëggee buntu boobu mu ubbeeku ngir am lu ñuy mën a jàppale RNP ak suñuy association yi ci région du Sénégal yëpp ñu ngi koy def te yaakaar naa ñu bëri fii Ndeye Astou mi nga xam ne si moo toog fii di émission bi mën na ma ci firndeel lu bëri loo xam ne si am na yu bëri yoo xam ne si jot nañ ko am tasaare ko ci association yi pour rek bëgg xam ne ñun ñi ngi fi te suñuy xalaat ak suñuy tëralin du jeex kon encore une fois suñu stratégie du ma sa jeex te ci kanam tuuti am na ay fan yu néew ci ñëw ci kanam dinañ xam ne ñun tëdduñu rek di nelaw ñi ngi fexe lépp loo xam ne si dina jëmale association yi kanam dina dundalaat organisation yi dinañ si nekk ba kenn ku ci nekk mën ci gis sa bopp. ci campagne boobu c'est pour xale yi nga xamante ne ñoo amee doomu jàngoro Sida tey campagne boobu lan ngeen ci récolté comme fonds wala am na lu ci des par rapport lu ngeen doon xaar. campagne boobu je pense que jur na des fruits mais mënuma ci avancer parce que comme loo xam ne si ki ko initié woon mi ngi fi. te am lu ko gàllankooroon muy mbas mi wax naa la ko Covid bi dafa ñëw gàllankoor lu bari fa mu toll fa ñu egsi loolu yëpp mën nañ juñ ci avancer parce que moom mi nga xam ne si moo ko initié woon amul lenn loo xam ne si toog nañ ko ci waxandoo ko ci kon ñun ñu ngi koy déglu rek te yaakaar naa lancé waat na sax beneen stratégie boo xam ne si beneen anam lay ñëwee léegi yooyu yëpp doon ay stratégie yoo xam ne bu taxawee lépp loo xam ne si jur na ko comme résultat ñun dinañ ci xam dara parce que ñun rek ñoo tax muy def te suñu njaboot gi aussi moo tax muy lancé yooyu yëpp kon ñu ngi koy xaar te xam naa ne ci kàttanu yàlla dina positif parce que am na ci ay fonds yi ñu ci jot a récolté ñu ngi ko doon suivre comme ni ma la ko waxee mënuma xam temps la mënuma xam ñaata la waaw mënuma ko xayma parce que boobu ba léegi approché wu ma ko ci manit parce que comme ni ma la ko waxee information c'est à 2 niveaux bi ñu lay jox ak bi ngay dem seeti ji mais jusqu'à présent je me suis pas allé chercher l'information auprès du docteur Sofiatou pour mën la ci tontu jant bu ma ko defee rek incha allah dinaa ci am réponse bu ma la mën a teg sa loxo. incha allah loolu leer na ci mbas moomu nga daanale foofu laay jógee ndax gis nañ ne dañoo nekk ci période bu difficile moment bu difficile surtout ci PVVH yi ndax tey ay bés ba la passé gis nañ kilifa gi muy docteur Safiatou Thiam di secrétaire exécutif conseil national de lutte contre le sida moom mu dem taxaw ci point Covid bi nga xam dañ koy def chaque 10 heures fa le ministère de la santé di wax problématique PVVH sida ak nécessité pour ñu jël vaccin bi est-ce que tey gis ngeen ne vaccin bi solution la ci wàllu prévention maanaam efficace pour faagagal lii di corona bi ci yéen nan ngeen ci taxawee par rapport ak vaccination. foofu aussi dinaa ci sawar a tontu parce que waruñu toog sax. ñu ñuy soññ ñun ci vaccin bi parce que nee naa ne nit lu mu jàppoo ba mu jik ko bu mu ko bàyyeeti parce que VIH bi rek war na doon suñu leçon parce que dañu nekkoon ay personnes vivant avec le VIH mu doon loo xam ne si am na ay temps ñun ñëpp kuñ ci wax ne da nga séropositif sax li ngay xaar mooy sa dee kon tey suñu amee yàlla def science évoluée boole ñoo ay docteur ñu dem ba nga xam ne si am nañ confiance gis ay garab yoo xam ne si mën nañu delloo si pas vaccin gisaguñ vaccin mais gis nañ ay garab yoo xam ne si may nañu ñu am vie bu stable kon tey su mbas mi ñëwaatee mel ne VIH rek ñu taxaw nañu da ngeen war a ñàkku ji ndax moom moo leen mën a aar ci li nga xam ne si mooy Covid bi mais aar leen ci forme grave yi ak morbidité bi maanaam dee gi kon loolu ñun suñu taxawaay mooy waruñu ci sax hésiter dañu war a am confiance ci suñu science mais am confiance ci suñu structures yi am confiance ci suñu médecins yi ba nga xam ne si dañu war a daw dem ñàkku ji parce que mooy solution bi de moom rek moo fi solution bi parce que nee nañ du la aar à 100% ci li nga xam ne si mooy mbas bi mais mën na la tee génn àdduna mën na la tee dee te mën na la tee am ay complications te yooyu yaakaar naa gis nañ ci ay résultats yu positifs kon man li may wax mooy ñàkk yi waruñu ko sax ñun nekk di laam-laame dañu war a dem ñàkku ji ca ba muy teel nag ca waruñu ko woon xaar bañ koy xëccoo waruñu woon xaar aussi ba ñuy buuxante bañ ne tak ñu ne ñàkku ji ku mel ne docteur Safiatou Thiam nekkoon ministre ak ancien ministre de la santé nekkoon médecin de prise en charge xam li nga xam ne si moom mooy infectiologie xam li nga xam ne si mooy scientifique kon suñu ne ñàkku ji waruñu woon xaar kenn man de keroog ba ma amee ñu may laaj ne ma ndax dañoo war a ñàkk ji may leen man ki ma doy mu wax ba mu ñàkk ji na leen doy comme ni ma doyee parce que ñun ñëpp dañoo war a jokk ci ginnaawam parce que topp ci ginnaawam suñu njariñ la mais du suñu gaañte. madame Ba. li nga wax je pense que leer na mais peut-être man fi may dellu si rek mooy
di communication bi nga xam ne des fois dafa jaxase bopp ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro sida bi parce que tantôt ñenn ñi dañ leen di wax waru leen vacciné wu parce que loolu du sax ci contexte Covid mais si yeneen lu ñu yàgg wax la que ki nga xam ne dafa am doomu jàngoro sida bi warul jël benn vaccin léegi tey bu ñu ñëwaatee ba jamono di dox ba benn kii am benn mbas am ñu ne leen da ngeen a war a vacciné wu xëy na ñi nga xam ne tey na sax xëy na xaw nañu ki yeewu tuuti wala ñi ngi ci centre ville yi ñi ngi ci dëkk yi nga xamante ni ki jege na prestataires yi ñu leen di informer yooyu ñooñu mën nañu gaaw comprendre mais dañu bu ñu fàtte ne Sénégal dafa rëy personne vivant avec le VIH ñi ngi ba Fongolimbi ñi ngi ba fu ne ci village yeeg yëpp mais naka la ñu mën a accélérer communication bi ba mun a toucher ñooñu nga xamante